ak yéen waa Pikini production rawatina borom wala nga xamante ne mooy seen kilifa ndax mbir boo cay liggéey rek yaay borom muy Alioune Ndiaye ak madame Ndiaye madame Ndiaye yi parce que ñoom ñaar ñëpp sumay xarit lañu. waaw ñaari madame Ndiaye yëpp sumay xarit lañu surtout madame Ndiaye bu mujj bi may tooñ naan ko un Ndiaye peut en cacher un autre waaw man maa ngi tudd El Hadji Papa Mohamed Ndiaye El Hadji Papa Mohamed Ndiaye laa tudd mais dos bi daf ci yokku war na toll ci ay 22 ans léegi mais sama tur dëgg El Hadji Papa Mohamed Ndiaye la waaw man nag ku nekk Pikine la fa laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee une partie après màggee jàmm gën moo tax à chaque fois su ma wax dama naan man du ma ragal parce que Pikine laa juddoo yaroo jàmm gën waaw jaar naa nag fii bépp sénégalais di jaar mooy école primaire moyen secondaire université avant may dem Italie Sassari di def formation école dell'arte bi nekk Sassari après bi ma fa jógee comme j'ai une partie de ma famille boo nga xamante ni ñu ngi nekk Îles Baléares mooy fële Arenal ca Espagne dem naa def formation accélérée pendant 1 an ak waa Baléares di ab groupe de presse boo nga xamante ni dañu nekk Arena tuddee seen boppu Baléares ñoo am rajo ak télévision Baléares comme groupe de presse yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii Sénégal en grosso modo daal loolu la ñu mën a wax ci jaar-jaar boo nga xamante ni ci tënk def nañu ko ba tax ñu yegg si fii ñu yegg si tey. waaw moom laa la wax parce que bi ma demee école dell'arte bi nekk Sassari pendant 3 mois loolu laa fa def mais lu ko jiitu FOJES Forum Sénégal def nañu formation ak ay canadiens yoo nga xamante ni pendant 1 an def nañu ko pendant 1 an boo nga xamante ni critère de sélection yi moo nekkoon concours d'entrée boo xamante ni da nga koy def présélection lay am après mu am concours d'entrée léegi on était une 20aine de personnes bi ñuy def formation bi Sophie Aw Dekon ci la bokkoon Doudou Coulibaly ci la bokk Amadou Diouf ci la bokk Karine Aw Cécile Joannel ci la bokk am na ci ay journalistes yu bari Jo Maroon bi nekk RFM ci la bokk bëri na ay journalistes yoo xamante ni mën naa leen lim yoo nga xamante ni bokkoon nañu ci formation boobu nag moom moo nekkoon sama 4e formation parce que boobu ñibbisi naa Sénégal moo nekkoon suma 4e formation mais école dell'arte institut dell'arte bi nekk Sassari mooy suma première formation boobu nag c'était extrêmement difficile parce que italien bi moo gënoon a dominer français bi loolu moo tax man dama amoon problème pour mën a maîtriser les rudiments donc mais après bi ma demee fële Îles Baléares ci laa gën a bonifié wu ba ni ma ñibbisee Sénégal ak Forum Jeunesse Sénégal après bi ma paree ci laa intégré rajo Oxygène mais lu jiitu loolu bi ma jógee Îles Baléares jaar naa fu mel ni Nostalgie jaar naa chaîne Inter après nag soog a dem Walfadjri ci benn laps de temps 97 bi mu ubbee def naa fa tuuti rek def naa fa 3 mois je pense bien après jóge fa dem defi sama 4e formation ak FOJES mooy Forum Jeunesse Sénégal après dem Oxygène pendant 7 mois jóge Oxygène delluwaat Walfadjri pendant 11 ans avant may jóge Walfadjri di ñëw en 2011 laa jóge Walfadjri pour ñëwaat fi nga xamante ni moom moo di Sen TV. vote régionaliste daf ci génn vote ethnique daf ci génn xam nga te loolu ñaar yooyu rek laay jëluma sax vote confrérique bi am na mais boobu moo ci gën a néew mais vote régionaliste bi ak vote ethnique bi ñaari mbir la yoo nga xamante ni ci situation bi ñu toll lu mën a jaxase am réew la parce que boo xoolee résultats yi nu mu tëddee rek da ngay xam ni suñu juróomi candidats yi ku ci nekk
région ba mu cosaanoo ñooñu dañ ko voteel xooluñu lu mën xooluñu lu mënul c'est pas leur problème fils du terroir la nañ ko voteel boo xoolee ñi nga xamante ni dañu nekk ci benn confrérie dañu naan bon kii confrérie bii la bokk dañu koy voteel leneen c'est pas notre problème xam nga duñu xool lu mu mën ak loo nga xamante ni mënu ko ñi nga xamante ni itam ethnie la dañu naan kii bi ethnie la bokk par exemple Macky Sall bu ñu wax naan ne da ko bandum ak séeréer yi li ñuy wax bon fële itam Casace yi li ñuy wax les Thiessois li ñuy wax ci Kajoor ak nangam loolu lépp boo ko boolee da doon ñetti mbir yoo nga xamante ni su fekkente ni suñu kilifa yi gaawuñu ci jublu mën na indi problème bu rëy a rëy mu doon situation boo nga xamante ni situation bu ñun ñëpp war a regretter la situation la boo nga xamante ni ñun ñëpp war nañu xam ni lii buñ ko toppee fu muy jëmee réew mi du fu baax. xam nga wolof dafa am benn baat bi muy wax diw baax na ñu ne ndax mbokk yaa ko wax xam nga politique ça n'a rien à voir ak luy doomu aadama bi di dund ci wàllu cosaan ak yeneen c'est-à-dire politique c'est l'art d'assainir toute une cité une république bu ñu ko waxee mooy par exemple une nation mooy am réew kala yore réew walla ku bëgg a yore am réew da ngay xam ni yow dafa am ay ponk ak ay charte yoo xamante ne da nga cee war a tënku da ngay fàtte fi nga cosaanoo da ngay fàtte sa juddu da ngay fàtte sa dayo da ngay fàtte sa daraja dafa am lu bari loo xamante ne da nga koy fàtte jël sa bopp def ko autour de l'essentiel moom moo di naka nga mën a taxawalee ab programme boo xamante ni kii xaadir bi kii layen bi kii ñaseen bi kii murit bi kii tijaan bi kii leneen ak leneen def ci gis boppam naka nga mën a taxawale loo xamante ni séeréer bi joolaa bi soninko bi manjaak bi wolof bi tukulóor bi naar bi saraxule bi xaasonke bi manjaak bi ak ñeneen yeneen tarixe yeneen xeet yi fi nekk ku ci nekk daf ci mën a gis boppam mais aussi tamit nan nga mën a taxawale ab programme boo xamante ni diwaan bu ci nekk dina ci mën a gis boppam loolu lépp boo ko boolee nag ci ngay am mat gu toll ni yow sañ ngaa laaj réew mi mais su fekkente ni yow da nga bëgg a laaj réew mi di ko basé wu ci man tel tarixa laa bokk wala man tel xeet laa bokk wala man telle région laa bokk da ngay faucher les données dès le départ loolu nag moom moo ñu dal ci sunu politiciens yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu jiite xam nga ñu bari ci ñoom seen gis-gis soriwul li ñu gis moom moo di ni diw moo jiite réew mi ni mu yore réew mi baaxul man dama bëgg a yore réew mi ni ma bëgg a yore réew mi nag mooy diw dina yàq deram dinaa ko wax joo nga xamante ni wax ju xajam la dinaa def defin woo nga xamante ne dina tax nit ñi mën koo dumo yi wutali si ma est-ce que nit ñi buñ la wutalee yow li ñu soxla ci réew mi di nga ko mën a def xam nga ba du mën a jural regret une partie de la population sénégalaise. mais fii ku fi def appel à la violence yoon a ngi fi mais dama ne la deuxième tour ak premier tour li juge Demba Kandji wax lu leer la c'est pas à eux de dire premier tour wala deuxième tour xam nga muy ñu ànd ak président Macky Sall c'est pas à eux de dire que ni ñoo gagné premier tour ñi ànd ak Sonko wala ñeneen 4 candidats yi c'est pas à eux de dire que ni deuxième tour forcément dafay am na ay loi yoo xamante ni ñu ngi fi ay charte la ñu war cee tënku commission bi mi ngi fi defagul liggéeyam ki jiite commission bi nee na ajjuma la ñuy joxe au plus tard les résultats provisoires nañu xool ñu bari jàpp nañu ne nag calmant la bu muy defal opposition bi rek par rapport ak coow yi nga xamante ne mi ngi tàmbale jóg mais liberté wóoru moom moo di nii nous sommes tous des républicains charte yi ñu ngi fi nañu tënku di charte yi ku ci nekk résultat yi nga am PV yi yaa ngi ko téye defal sa calcul additionné nga xool ñaata nga am bu fekkente ni yow joxe nañu résultat yi mu méngoog yow li nga am baax na bu méngoo li nga am na ay yoon yoo xamante ni war nga ci mën a jaar muy recours ak yeneen mais quant à di wax man maa def lii wala man maa gàddu lii wala maa gàddu lii loolu yàpp sénégalais yi lay doon et puis politiciens yi encore une fois dañoo yàpp sénégalais yi mooy baat bi ma yàgg di wax te ñu naan ma bul ko wax xam nga c'est-à-dire nous qui sommes majoritaires par rapport ak minorité bi muy les politiques dafa mel ni ñun politiciens yi dañu bëgg a téye en otage te loolu j'ai toujours dit que ni duñu ko nangu parce que ñun duñu mbaamu kenn duñu jaamu kenn xam nga ñoom ay politique lañu mais ci ñun lañu yaakaar pour mën a gàddu réew mi
kon ñun comme dañu yaakaar ci ñun pour garder réew mi nag dafa am benn minimum de respect boo nga xamante ni dañ ñu ko war a jagleel minimum de respect bi mooy bu ñu demee ci mbañ gàcce yi ba tànn nañu bàyyi ñi yittewoo mbir mi muy commission bi ñu wax ana kan ak kan moom moo gàddu ndam li wala mbiri premier tour la wala deuxième tour la mais moo gën ku ci nekk di jaar ci côté di wax di lëndëmal askan wi encore une fois ça c'est pas normal non ça c'est pas normal parce que xoolal wax naa la ko encore politiciens yi bu ñu leen bu taxee ba askan wi génn ci mbedd mi mais c'est leur problème parce que ku ci génn ci mbedd bi ñu la tuy bal nga dee aussi tamit nen la ñuy def nañ ma baal njabootu Mamadou Diop nañ ma baal li dal Mamadou Diop njabootu Fodé Ndiaye nañ ma baal ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ni fàttu woon nañu leen dal anamu fàtte nañu leen xam nga benn 10 millions benn 5 millions lañ lay jox benn 5 millions dafa mën a wecci yow sa dund li nga ci mën a liggéey sa dund yow li nga ci mën a liggéey bu doon weer wu dee ñaar fukki junni ngay am boo dundee par exemple 10 ans am nga lu ëpp 5 millions wala 10 millions yooyu ñu lay jox il faut nit ñi respecter les Sénégalais xam ni élection du une fin en soi. noo gisee taxawaayu Sen TV surtout que xam nañ ni que Bougane dafa far alors dafa far boobu nee nañ tamit telem yéen dafa am foo leen far ndax da ngeen di xeex nguur gi. Bougane problème am la moom moo am fu mu far kooku c'est son problème non Bougane du directeur de ñu bëri loolu la ñuy jaawale Bougane n'est pas le directeur Massamba Mbaye mooy le directeur du groupe des médias Clédor moom mooy tampon entre la direction ak groupe des médias moom mooy le directeur exécutif ni ma ko mën a expliquer pour nit ñu comprendre Bougane dafa am benn groupe bu tudd Bouygues ay filières yu bari ñoom ñoo ci nekk moom mooy le président directeur général mais ci rajo beeg ci télé bi depuis ma ci nekkee ba léegi man Bougane musuma woo ni ma dos defal dindil lii defal lii defal lee defal lee Bougane li mu far tey wax nga ni Bougane géré wul foofu mais xam nañ ni que souvent dina nekk foofu wala bu fa nekkul tamit est-ce que génn na loxoom ci gérance Sen TV. Bougane kañ la fa gëj Bougane man laa la wax man Bougane gëjoon naa ko gis war na mat ay 7 ou 8 mois maa ngi koy fay soog a gisaat bërki démb man li ma nekk ci plateau bi gis naa ko fa mooy jour élection yi gis naa ko fa mais à part loolu am na ay émissions yu ñu koy invité yoo xamante ne damay toog sama kër comme par exemple ma toog nii jàkkaarloog télé ba nale di ko xool mais pour mu ñëw di wax def leen nii wala def leen ne la wala def leen la man franchement parlant Aliou Ndiaye xam ne sama jikko su fekkonte ne am na aussi tamit dama leen di wax ni leen loolu am na waaw parce que man awma lu may ragal. non mais xam nga ñun mënuñu far parce que bu ñu doon far Bougane dafa créer benn mouvement de soutien tuddee ko gëm sa bopp amul benn élément bu Sen TV wala bu groupe des médias boo nga xamante ni bokk na ci gëm sa bopp. Ahmed Aïdara mouvement Guédiawaye la bokk mouvement Guédiawaye la bokk parce que moom il veut devenir maire de Guédiawaye. loolu wóoruma da ngay dem nga laaj ko mais li ma xam. man xam naa sama bopp. xam naa itam gone yu bari yu nekk foofu yoo nga xamante ni damay waxtaan ak ñoom parce que itam doyen laa ci métier bi et puis je fais partie des conseillers pour ne pas dire médiateurs des conseillers du groupe donc am na loo nga xamante ni xam naa ko ci am na loo nga xamante ni itam bu amoon man du ma ko bayal dama koy wax avant muy génn ci biti mais amul kenn ci liggéeykat yi koo nga xamante ni dina ni leen man ci gëm sa bopp laa nekk gëm sa bopp nag mouvement la boo nga xamante ni bon Bougane moom moo ko jiite moo xam ak ña nga xamante ni ñoom ñoo koy topp non du xeex pouvoir nous sommes des professionnels c'est-à-dire dafa am benn ligne éditoriale bu ñu am gis nga ligne éditoriale bii nii dinaa ci profité man ma gërëm ci Aliou Ndiaye parce que je me rappelle man bi may dellusiwaat Walfadjri Aliou Ndiaye moom moo woo ñu ma dañ la soxla ñu waxtaan man ak moom ci diir bi ñuy nekk man ak moom Walfadjri dafa am benn baat bu mu doon wax boo waxee mu ne nous le train qui arrive à l'heure ne nous intéresse pas xam nga c'est-à-dire nit ki li mu war a def bu ko defee def na ko mais li mu war a def te defu ko loolu mooy aali kalaj gi
loolu moom moo tax ma ni depuis boobu ba léegi man loolu laa gëm moom moo di ni Yacine war na togg laax togg na laax am na soow bi neex na def ni nanga mais laax bi dese naa saf xorom lu tax laax bi desee saf xorom laax bi neex na c'est pas intéressant mais lu tax mu desee saf xorom wala lu tax Yacine togg laax ba pare waroon ci def raisin te defu ci raisin yi c'est-à-dire en fait yooyu mooy li nga xamante ni moom la ñu war a mettre devant parce que nit ki bu war a def devoir am def ko c'est son devoir mais li mu waroon def te defu ko war nañ koy soññi à chaque fois pour loolu moom mu koy def mais du càggante ni dañu contre nguur kenn mënu ko contre c'est-à-dire dañu am benn ligne rédactionnelle boo nga xamante ni nguur gi fi mën a ñëw muy li ma fekkee as tuut ci nan la tudd ci Abdou Diouf li ma fekkee ci Abdoulaye Wade ak président Macky Sall ak benn président buy ñëwaat wax ci benn la mooy man fu ma dem di fa liggéey dañ naan ñooñu dañu contre nguur wala man dama contre nguur kon ni constance la alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax di ci sant itam groupe bi nga xamante ni fi laa nekk parce que ñun li ëpp importance ci ñun mooy le vécu quotidien des Sénégalais xam nga loolu moo ëpp importance. est-ce que yéen tamit yéen ñi nga xam ne yéen a ngi liggéey seen TV ragaloo leen tey comme Macky bu faluwaatoon Bougane ak position bi mu am ak li muy wax yépp yaakaaroo leen tey yéen seen groupe de presse am ci problème ak état bi. et Dieu dans tout ça Yacine. parce que dañu ko xeex non amul xeexuñu déggu lu mu la expliqué wax naa la ko nee naa la du question xeex. c'est-à-dire en fait dafa am benn ligne éditoriale boo xamante ne moo am xam nga. mais moom à travers. waaw mais moom nga wax c'est sa personne parce que am na lu mu gis loo nga xamante ne peut-être loolu neexu ko moom jàpp na ni war na ci mën a dugal loxoom pour rectifier loolu dugal na ci loxoom pour rectifier loolu mais du tey ñun bu fekkee ne dañuy xeex état dañ naan kon du ñu invité kenn ku nekk état du am benn élément boo xamante ne day jàll ci état bu bokk ci état boo xamante ne day jàll mais tey ñun service public la ñuy def li RTS di def ñun moom la ñuy def. xam nga RTS fu mu jàllalee Macky Sall ñun suñu édition yi boo xoolee dañuy gis Macky Sall fu mu jàllalee réalisation Macky Sall boo xoolee suñu édition yi da ngay gis réalisation Macky Sall ñu jàllale la ko donc ana xeex bi foofu. je ne pense pas que ni acte yi muy def moom parce que itam non mënta am répercussion parce que moom Sénégalais la bu ber yoonam di bëgg jiite réewum Sénégal ñun aussi am na yoon woo xamante ni moom la ñu jaar mooy ñun ñu nekk position de veille et d'alerte. donc ça n'a rien à voir ak li Bougane di def mais Bougane li muy def moom dafa bëgg a jiite Sénégal comme dafa bëgg a jiite Sénégal am na yoonam boo nga xamante ni amul dara lu muy changer ci suñu ligne éditoriale wala suñu doxalin ma wax leen benn secret tu sais que ni gëm sa bopp lépp lu muy jàllale ci télé bi dañ koy fay tey bu ñu demoon bureau ba ma woon la ay facture parce que dama ci wax ak moom dama ni ko pour ñun ñu nekk à l'aise ëllëg pour ñun ñu nekk à l'aise sa pub gëm sa bopp yi ngay jàllale publi reportage la li ñeneen ñi di fay ngay fay nga dem service commercial ñu bindal la reçu ñun ñu am benn téye ko yow nga téye benn parce que ëllëg moo tax xam nga donc jàll yi muy jàll yu bari yépp ci télé bi mais xaalis la parce que ñun ñu sommes une télévision privée xam nga ku fay jàllale da ñuy fay donc comme moom dafa d'accord pour fay mi ngi fay ñu ngi reçu yi le reste vraiment jarul wax ju bari quoi. gis nañ aussi que ñu wax ni Bougane dañ ko arrêté ñu véhiculer Bougane dañ ko arrêté parce que moom ci direct bi moo ne gendarme yi ñëw nañ pour arrêter ko naka la demee loolu. Gars yi ils ont véhiculé une fausse information comme quoi que ni Bougane dañ ko arrêté yàlla dafay def jàmm gendarme bi ñu ñëwee man lañ fekk ci bunt bi am na ay nit yu bari yu fa nekkoon mais xam nga yàlla mooy darajaal doomu aadama yàlla mooy jox maanaam kilifteef doomu aadama gendarme yi ñaar lañu seen oto bi bari woon nañu mooy genre oto yu bees yi nga xamante ni moom le président Macky Sall jënd seen voiture de météo yooyu am na ci ñaar ñu wàcc bi ñu wàccee ñëw nañu kalaayoo na kenn ki taxaw ci buntu kër gi ñu jàkkaar lool keneen ki ci des kalaayoo na ba benn instant mu gis ma ni ma grand dos
ma ne ko waaw chef ça va bien mu ne ma est-ce que mën naa laa gis comme man dama ñaaw njort ma ne ko kaay mu ñëw mu dugal ko ci biir dugaluma ko ci biir ci kaw quoi ci hall bi noonu mu ne ma est-ce que je peux te voir ma ne ko amul benn problème ñu dugg fii concierge yi fi ñuy nekk mu ne ma dañ leen woo ni leen xëfóor dañ koo séquestré ma ne ko ban xëfóor mu ne ma Abdou xëfóor ma ne ko kii di wax nii mu ne ma waaw ma ne ko ku ñu séquestré dina wax lu yaa ngi dégg kii di ko posé question bi mu ngi tontu est-ce que dañ ko séquestré mu ne ñoom loolu lañ leen wax xam lu tax ma ne gendarme dañu ñoo arrêté c'est parce que gis na leen gendarme yi yéeg nañ jàkkaarloo ak moom parce que am na ku ko envoyé message ni ko c'était pas la gendarmerie sax police dañ doon ñëw pour arrêter la et puis effectivement police dafa doon ñëw pour arrêter ko effectivement dañ doon ñëw pour arrêter ko mais peut-être dañ leen a dissuader am na lu bon peut-être am na nu mu demee loolu moo tax ñoom mujjeewuñu yegsi mais am na ci immeuble bu mag boo xamante ne mi ngi nekk wetu Sen TV auto police taxaw na fa auto gendarmerie taxaw na fa mais gendarme yi ñoo ñëw wax ak man bi ñëwee wax ak man leen il n'en est rien gendarme bi mu ñëwee yéeg ba ci kaw ci la gis ni ndekete affaire bi émission la amul benn problème mu gis xafoor di ree nangam ak nangam. nañ yéeg c'est-à-dire mooy wane ne ñun amuñu lu ñuy nëbb ñun dañu tëddee njaaxaanaay gendarme bi mu ñëwee yéeg gis li muy gis xam nga xam ni fii nii dara newu fi ci la wàccaat mais gendarme bi après ñun ñoo toog ci suuf di waxtaan ndekete gendarme bi benn caméraman bu nekk foofu moo ko gendarme bi ñoo bokk ndey ak baay xam nga coïncidence yi yàlla di def mu ne ma xam nga kii yéeg fii léegi et puis gendarme professionnel la mook booy bi ñoo bokk ndey ak baay mais bi mu yéegee dafa mel ni xamul booy bi salaamaaleykum ça va bonsoir comment vous allez rek def liggéeyam alors que romb na booy bi nii ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñaar boo leen xoolee da nga xam ne ñii bokk nañ mais mu ñëw def liggéeyam wàcc ñëw toog ci suuf li mu doon toog ci suuf nag bi ma wàccee man maa ne ko grand yaa ngi toog de mbaa doo kii mu ne non 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 j'attends parce que li mu doon xaar mooy est-ce que réellement xëfoor dina génn war a di génn bi xëfoor génnee nag ba dugg ci otom dem ñoom ci la ñu départ dem seen ñoom mooy wane ni politiciens yi naka la ñu mën a manipuler l'opinion publique loolu yëpp ay manipulation la mën nga nag ci plateau bi envoyer message ne dañ ma séquestré ce qui j'ai woote xam nga et puis au nom de quoi le un candidat mën a woote ay gendarme ñu jóg di dem naan dañuy dem xool nit koo xamante ni dañ ko séquestré alors qu'il n'en est rien. mais nee nga effectivement dañ bëggoon ñëw pour arrêter Bougane kon est-ce que. c'est loolu c'était la police. waaw c'était pas la gendarmerie c'était la police. gendarmerie dafa ñëw police dafa ñëw. waaw. gendarmerie dafa ñëw police dafa ñëw. waaw bokkul ba tey bokkul. mais est-ce que xafoo moo wax ni que dañ ko séquestré parce que ñëpp a nga seetaan en live. mais kenn séquestré wu ko mais message bi mu envoyé na wax kan la envoyé message xam nga moom envoyé na message parce que bi ñuy toog mi ngi téye téléphone am di envoyé message kan la envoyé message ak message boobu mu envoyé message lan la parce que après bi ñu ko gisee muy manipuler téléphone am 5 minutes après ci la gendarme yi ñëw xam nga heureusement ba gendarme yi c'est des. mais ci ban but lay waxee dañ ma séquestré te nit ñaa ngi seetaan en live. ah en tout cas daal gendarme bi mu ñëwee loolu la wax dafa ni xafóor dañ leen woo ni leen xafóor nee na dañ koo séquestré. police bi ñëw moom ci suuf la. non police bi ñu ñëwee moom dañ taxaw nële. ñoom ci suuf ñoom yéeguñu ñoom moom yéeg waxuñoo ak man yéeguñu man it zéro ma leen sax yéeguma sax ndakam yegg si ñu ngi woon foofu. métier bi lan moo la si gën a marqué loo xam ne doo ko fàtte ci métier journalisme bi ngay def parce que nee nga yàgg nga ci. Sénégal France biñ ñëwee Fadiga dafa sàcc man ak Bougane ñoo def journal ñoo def flash ñoo def brève xam nga Sénégal wolof moo ëpp impact que français bi Bougane def na français man ma ñëw def wolof mais sama wolof man lañ gën a jàpp xam nga Fadiga sàcc na ainsi de suite ak nangam gars yi commencé ma dugg ci benn taxi di ñibbi jamono yooyu nag jamono yu bekkoor la woon ma dugg taxi bokk yooyu di ñibbi maa ngi instant boobu maa ngi dëkkoon Sicap Mbao mais ci taxi bi comme rajo la bokkul ak télé nit ñi duñ la xàmmee quoi ñu ngi naan Ndiaye Dos nangam ak nangam di wax benn gars nii man Ndiaye Dos su ma ko gisoon sax kooku dinaa nangam tànn ndayam dinaa nii maa ngi ci kanam toog rek topp di wax rek dinaa nangam tànn ndayam chauffeur bi naan su turee naan ma Ndiaye Dos kooku bon la Sénégal la ngi football mu bëgg a yàq moralu xale yi booy France la ñu faral nangam ak nangam ñii ay wax du bon wax ñu dem ba jàmm gën kenn ki nar a wàcc ma tourné ni ko sang bi Ndiaye Dos chauffeur bi dafa ni
ba mooy 5 mu am ku doon traversé parce que taxawoon na de mais comme rétro kiiwul woon deful woon point mort mi ngi nekkoon vitesse ba tey mooy 5 ki doon jéggi mu dal ci kawam xam nga te bu ma la waxee ni la tey chauffeur bi tuddee na ma doom boo nga xamante ni am na 14 ans ren loolu mooy wane ni loolu moo tax mënu ma ko fàtte à chaque fois su ma xool booy bi su ma ko xool rek dama naan ko booy yow Sénégal France sa papa li ma saaga ci këru àdduna waaw loolu day am quoi. yenn saa yi pression négative yi nag parce que nee nga day am ay pression wax nga ko sànq comme des fois ñu woo la di la menacer ban aussi nga si daj boo xam ni marqué na la. bi ma ci gën a marqué fekkewu ma ko su yàggul mooy dimanche bi campagne yi commencé sama jabar dama dem liggéey heure yi laa fi génn dem sama jabar moo ma woo ni ma dafa am ay nit yu ñëw ci kër gi sama kër fii ay nit yu fi ñëw man ne ko ay nit lan mu ne ma ñëw nañu am na ay affaire yu ñu yore xam nga am na benn affaire bu mu fi jox am na benn mbaxana bu am xawma téere bu am xawma lan ak lan nee na yow il faut ñu jox la ko parce que nit ñi ñu ngi bëgg a dal sa kaw ñu ngi bëgg a def nangam ak nangam ma ne ko négocier ak moom bu mu génn kër gi waa ji bi muy dem gis nga fauteuil yi fi mu nekk am na benn affaire bi mu fi bàyyi après bi mu demee sama jabar woo ma ni ma am benn affaire bu mu bàyyi ma ne ko da ngay jël bant nga yëkkati affaire bi nga wut sachet nga def ko ci nga dem ci toilette yi xam nga woo xale yi ñu tuur ndox wala nga dem ci toilette yi ndox mi nekk foofu mën nga ci tibb nga sotti ko ci xam nga mais suma doom bu mag bi moo tuur ndox ñu sotti ko ci après dem sànni ko mais chaque jour que je fais man damay daj loo nga xamante ni dama naan askan wi rek ñoo ma ko jaral bu ñu génnee léegi woto bi ma yàlla jox dañ ko mbëkk te ñi ko mbëkk ñoo ko tey dañ ko mbëkk ba pare génn waaw mais et puis ay wax yu ñu wax ak ay nangam mais parce que bi ñu génnee ñoom ñett lañu kenn ki dafa doon tàngal taximan bi toppoon sama ginnaaw moo mujjee wàcc di jéngoonte ak kooku xam nga nee na ko yéen a tooñ yéen a def nii nangam mu ne noo kii da ngay waaru parce que day jàpp Macky Sall di wax mel ni kuy wax ak moroomam après j'ai compris ma ne taximan bi ñi yàlla moo la doole yow demal nga liggéey man ak ñoom la bu dee mën nañ ci man dara nañ ko def am na benn policier bu fa nekkoon bon ay constat ak nangam ma xool affaire bi kiiwul te comme dama doon def journal 16h30 je lui ai dit bàyyi naa leen ak yàlla mais bu ngeen mënee ngeen topp ma man chaque jour minuit lay wàcc du ma jaar ci autoroute à péage bi autoroute normale bi laay jaar bu ma ñëwee ba Petit Mbao fa lay jàdd bu ma ñëwee ba ci lycée bi fa lay jàdd pour ñëw sama kër donc bu ngeen mënee rek topp leen ma lu ngeen mën ngeen def waaw chaque jour que je fais ma jot ay menaces mais c'est le cadet de mes soucis parce que encore une fois man Pikine laa juddoo jàmm gën laa yaru kon du ma ragal. waaw maa ngi leen di gërëm bu baax a baax di jéggalu parce que xam naa ni kàddu yi dina am benn wala ñaar yoo xamante ne dina naqari nit mais tudduma kenn nag peut-être ki doon animé ki animé émission bi moo tudduma laaj la ak tontu waa Pikine yi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax parce que Pikine yi bu avancé man la avancé la donc maa ngi leen di ñaanal mu avancé parce que Alioune am na lu bari loo xamante ni participé na ko ci fi ma yegg si tey parce que tey su ma demee ba di def consultance di dem ci sous-région bi di am ay rajo ak ay télévision yoo nga xamante ni ci seen programme damay bokk ci ñuy élaborer seen programme kon loolu dafa am lu ci Aliou Ndiaye joué donc loolu c'est important maa ngi koy gërëm di leen gërëm yéen aussi ci déplacement bi ngeen def parce que c'est pas évident seen nawle waroon leen a fekk si ngeen ni ko noonu toogal ñu fekk si la loolu ça me fait trop d'honneur maa ngi leen ciy gërëm di leen sant bu baax di gërëm itam ñi nga xamante ni ñoom laay liggéeyal ci Sen TV di gërëm Bougane Clédor Massamba Mbaye di gërëm bu baax a baax Sidi Lamine Niass gannaaw bi ma gërëmee Omar Seck Ndiaye Sidi Lamine Niass maa ngi koy gërëm bu baax a baax parce que fit njàmbaar dogu ak nangoo gëstu bi nekk ci man Sidi Lamine moo ko def encore une fois na ko sunu borom bi xaaree àjjana te suufu lewoon a ñaseen woyof ci kawam